ñun ñi nga xamante ñoo nekk secteur mbuus ñun nekkul ne dañoo contre loi bi nous sommes tous d'accord ak loi bi mais le problème a nekk mooy comme ni ñu ko doxalee wala ni ñu tëggee loi bi ñun problème boobu lañ am parce que loi bi dafa bëri ay failles en plus itam jamono bi nga xamante ni ñu ngi def loi bi bu fekkoon da nga xamante ni concertation yi war a am na. J'espère que ñi nga xamante ni ñun ñooy les principaux acteurs ñu toog waxtaan loi bi non seulement dina jàll ba pare ñun danañ si gis suñu bopp askan wi danañ si gis seen bopp te suñu yëf di yàqu. bi loolu amee fekk am na commande yoo xamante ne ni dafa nekkoon en cours am yoo xam ne départ woon na am yoo xamante yegg si woon na ba ci frontière bi yi nekkoon ci port bi. ñu waroon ko génnee jaay ko avant loi bi na entrer en vigueur mais malheureusement jamono yooyu noonu douane bu ñu demee bëgg a génne suñu bagage dañuy wax ne nañu am autorisation ministre de l'environnement pour ñu mën a génnee bagage yi ministre bi bu ñu demee pour am autorisation du ñu ko nangoo jox bagage yi def na 3 ou 4 mois ci frontière bi ak port bi ba lu ci bari dafa mujj yàqu. mais ñun taayiwuñu ko mooy suñu liggéey def si liñ ci war a def di si wax di ci dama ko ñëw ñaan ci ay intervention ba finalement yàlla dafa ñu sutura ba ñu mujj accepter ñu dédouaner bagage yi bi ñu ko dédouaner andi ko fi ñu indee bagage yi ak ñoom fi ñu commencé di dugg si marché bi peut-être mun naa la wax ne une semaine jàpp 10 jours. te loolu j'espère que c'est pas logique comme état bi moom encaissé na li muy encaissé ba def ci keesam la moindre des choses mën nañu may temps commerçant yi ñu mën a jaay seen produit bu ñu paree la cay topp da cay topp. ministre bi recevoir nañu jamono yee passé ça fait des mois bon ba ñu recevoir réunion bi li ci ëppoon ci temps bi moom moo ko wax ñun li ñu bëggoon a wax mun naa la wax ne waxuñu ko sax bon réunion woo daal gisuñu si woon suñu bopp. ki si mel ni le PDG de la société Simpa nekk nañ côté bi nga xamante ne c'est des grandes industriels yi nga xamante ne ñoom c'est vrai que loi bi am na lu mu yàq si côté plastique bi ñu doon utiliser mais comme dañu nekk si ay bagages yu bëri ñoom am nañ côté boo xam ne remplacé nañ ko ba nga xam ne seen employés yi nga xam ne waroon nañ leen dàq sax ñu ñàkk seen liggéey ñi ngi liggéey ba tey mais moom tam même ñaxtu la am que Ousmane Diané parce que nee nañu loi bi bu ñu koy def mënoon nañ leen impliqué ba nga xamante ne dinañ si dugal seen force ba nga xamante ne mu jiiti deen respecter loi bi te kenn dootu si am lu muy sikki sàkk. loi bi soo bëggee wax avantage ci industriel yi amul avantage mais loi bi baax na ci dëkk bi industriel yi yëpp ñi ngi bëgg a def environnement mais su ñu defee environnement il faut ñu xam lu ñu war a def loi bi mooy dafa nu bette parce que mu ñu ñëw tey janvier ñu wax am na loi avril ak explication bi xamuñu ko man ci loi bi jël na sama disposition lu ëpp 10 ans en arrière parce que plastique bi man duma ko def plastique bi Simpa taxaw na plastique bi ministre bi lu mu def baax na ci environnement ñun du toog ak moom ñu expliquer mais il faut techniciens yi toog ñu expliquer ñu def lu ñu def sachet yi c'est interdit léegi soo gisee dëkk bi amul sachet man ma nga am usine fii vers Touba café Touba vers ak café Touba 3 milliards investissement su bëggee wax Simpa rek waxuma la dëkk bi 3 milliards investissement 74 emplois ñu ngi ko fermé 298 tonnes de matière ñi ngi fi mënuma def dara ak moom même ci exportation bi mu ne ma am waa droit soo demee dëkk bi soo demee dëkk bi da nga gis plastique bi am na mais ñun ñu ngi taxaw plastique bi am na mais ci loi bi nag baax na mais lu ma bëgg a wax soo bëgg leen da ngeen def avantage industriel parce que ci recyclage bi am na avantage bu bari man j'ai créé 2500 emplois pour collecte ñi ngi collecter plastique nit ñu am xaalis ñu ngi collecter plastique ak ñu ngi def recyclage gouvernement français mu ma jox médaille le Sénat français ma jox médaille parce que je fais du recyclage donc am na lu ñuy wax business ci biir mais il faut nous
nu xalaat naka ñu ko def ñu ngi bëgg a sunu dëkk moo développé lu ñu bëgg a création d'emploi defuñu chantage kenn parce que am na administration soo ko waxee mu ne waaw da nga def chantage parce que da nga am liggéey par rapport aux employés man defuma plastique attention Sempa deful plastique ñu ngi def emballage mais maa ngi j'ai une obligation am na nit yu bari ñu ngi am emploi ak sunu mœurs ak mœurs européen bi c'est pas benn soo demee Europe da nga am poubelle bleue poubelle jaune poubelle verte mais fii amuñu ko ba léegi mais incha allah ñu ko war a am mais soo leen def ndox soo jëndi ndox bouteille 200 francs mais kenn mënoon jëndi bouteille ndox 200 francs on est d'accord là-dessus amuñu ñu fermer usine beaucoup d'emplois il faut qu'on trouve des solutions ak nos mœurs et les mœurs en Europe c'est pas les mêmes léegi ci ñu waxee muraille verte moi je suis prêt à faire la muraille verte qui part de Dakar jusqu'au Kenya avec des pépinières mais pépinière bi c'est du plastique pour ñu def lu ñu def les arbres léegi soo leen interdit plastique bi au détriment de quoi ci kayit bi mais seet leen dëkk bi amul recyclage kayit amul recyclage mais plastique bi am na recyclage léegi soo doxee xanaa man ma ngi dox lu bari fii soo doxee da nga gis gobelet bi papier carton mais ci carton bi kenn du ko recycler de ci biir carton bi na nga am plastique gis na différence bi ak mënuloo ko recycler mais soo defee yow plastique da nga ko mën a recycler. bon loi plastique ba mu ñëwee fekk na ñu doon liggéey ay gobelet casse à jeter yi ñu naanee café Touba mais ba loi bi ñëwee dañu obligé automatiquement ñu arrêté gobelet yi après fermer département boobu bon bañ fermer département boobu après dañuy jël les travailleurs mënuñ leen bàyyi ñu dem dañ leen jël déployer leen dans les autres départements de l'entreprise parce que du gobelet kese lañ fi doon liggéey dañ leen jël déployer leen si yeneen département yi pour éviter le chômage. waaw ñuy liggéey plastique la mais plastique yi ay paan lay doon ay siwo lay doon ay satala lay doon ay kii la yoo xamante ni du pour comme kii loi bi da ne plastique yi nga xamante ne à usage unique la mooy yi nga xamante lu si ëpp ay importé la plastique bu ñuy importé yooyu nga xam ne ñooy yuy naaw yi nga xam ne seen micronage dafa faible mais plastique yi ñuy defar du à usage unique par exemple satala da nga koy utiliser plusieurs fois paan da nga koy utiliser plusieurs fois doo kii yooyu bokkul si yi nga xam ne ñoom ñooy yàq environnement bi parce que suñu ne environnement bi mooy plastique yu oyof yi naaw foo tourné un peu partout di ko gis yooyu mooy problème bi. même avis boobu moom la partagé ak Modou Fall nekk koo xamante ne kenn présenté tu ko ci affaire ñaxtu lu jëm ci wàllu déchet plastique ndax Modou Fall yaakaar nañ ne Sénégal fu ne dem na fa ak ay plastique am wone ne lii baaxul war nañ ko mun a bàyyi mais Modou Fall tey jii fu mu toll nee na gaa moom loi bi ñëw na mu ngi koy encouragé mais lu mu gis rek moom mooy le même constat que tout le monde que waroon nañ ko gën a xool nan lañ ko gën a toggaatee ba ku nekk gis ci boppam ba nga xamante ne plastique bi dina fi génn ba faw ñuy ñaaxal rek sunu mbokku commerçant yi sunu mbokku industrie yi man nekkuma seen ennemi doomu réew mi laa donc xëy na yàlla moo jaarale combat bi ci samay loxo pour mu mën a egsi fii tey mais du bëgg yàqal leen wala xañ leen li ñuy am mais dañu bëgg rek tey jii fi àdduna toll ñu xam ni tey plastique bi dafa yàq lu bari ci sunu dund tey boo xoolee tey ñun li ñuy ndamoo mooy la jeunesse te 90% de la jeunesse sénégalaise daanaka ñëpp dañu feebar ndax produits chimiques yu bari yu nekk ci seen yaram te loolu nag pour ñu mën ko combattre il fallait ñu góorgóorlu tey jii ba am lii nga xamante ni moom mooy loi bi mën koo teg ci loxol ndaw ñi lii parce que c'est très important parce que poison la boo xamante ni tey jii fi mu yóbbu Sénégal kenn xamu ko tey lii mënoon naa ñàkk ndax tey suuf si dafa feebar géej gi dafa feebar ngelaw li ñuy noyyi sax daanaka jafe-jafe la kon tey damay ñaax ndaw ñi rek donc engagement bi ñu am volonté bi ñu am ba taxaw tey jii ngir sàmm seen alam ji wax dëgg yàlla nañ ci gën a góorgóorlu parce que wéetoon naa ci trop mais tey alhamdulilah ak engagement bi ma gis ci jeunesse Sénégal donc gëm naa ni tey jii d'ici 2035 donc dinañ am Sénégal gi ñu bëgg a am ci kaw nag état bi soutenir ndaw ñi jàppale leen parce que
loolu rek moom moo koy dooleel ci combat bi nga xamante ni mi ngi koy mëne ci wàllum insalubrité parce que 4000 tonnes de déchets yooyu tonni amul benn source de revenu bu muy dikk ci yow donc loolu te ndaw ñi nekk fi mën a génnee gasoil ci biir plastique bi mën ci génnee ay pavé mën ci génne ay bancs publics mën ci tey xoolal au fond fin du Sénégal ñaata abri provisoire ngay gis tey ay xale nekk fa di jàng tey ciment bi ñuy pasaree ci biir dëkk bi carrefour yeeg rond point yi ciment boobu ñooñu soxla nañ ko ñun mbalit mi bu ñu état jàppalee ñu produire ko def ko ay pavé donc mën koo def décor ci biir dëkk bi mu doon njëriñ ngir askan bi yëpp. donc lii bokk na ci li nga xamante ni donc dañ koy def ay échange ak jigéen ñi nga xamante ni tey daanaka yóbbootuñu leget ci marché yi parce que bu njëkk maam leget la daan yóbbu mais tey lii boo demee marché boo jógee da ngay ñëw fóot ba mu set boo fóotee ba mu set nga weer bu subaa nga yóbbuwaat marché donc yaakaar naa ni kay lii ay mode la yoo xamante ni kii ay sac papier la gis nga ko xëy na tey jii li nga xamante ni mbuus mi ngi ko doon jëriñ moom mënu koo jëriñ ndax mënul def lu tooy waaye tey bokk na ci li nga xamante nii ci solution yi nga xamante nii indi nañ ko ci combat bi pour wan nit ñi ne war nañu mën a am Sénégal gu set wi kii bokk na ci ndax boo paree fi mu nekk ni bu la neexee da ngay dagg rek jox xar yi boo ñëwee tamit mën nga ko lem ba mu jekk donc utiliser waat yii gis nga ko waaw donc mën na dem marché daanaka boo xoolee grande surface yu bari léegi moom la ñuy utiliser kon tey lii mi ngi ci biir réew mi tamit te ay doomu réew mi ñoo ko moom niñ fi nekkee tey jii bu fekkoonte ni dañu nekk ay pollueurs comme ñi industrie de plastique noonu la ñuy dalee ci seen kaw tamit pour wax leen ko waaye alhamdulilah donc dañuy ñaan ñëpp kenn ku ci nekk boo mënta wut sac papier tamit boo demee ci fi ñuy jaayee tissu PC yi boo jëndee benn kilo di nga ci am différents sacs yi nga bëgg. La loi sur le plastique mi ngi nekk en vigueur depuis le mois d'avril 2020 mais lu ñu gis mooy y a un certain relâchement au début def nañu 2 mois yoo xamante ne franchement gisoon nañ ne plastique xawoon na raar ci dëkk bi mais fi mu toll nii ñëwaat na ak doole donc pour waxtaanee ko tey ñi ngi jàkkaarloo le professeur Jean Birame Gningue nekk enseignant chercheur fii ci Institut des sciences de l'environnement monsieur Gningue salaamaaleykum. maaleykum salaam Paul. dalal ak jàmm yow lañ fi dalaloon il y a quelques mois mais dañu gis ne problème bi ba tey changement réel gisaguñ ko moo tax ñu ñëwaat ci sujet bi fas yéene encore waxtaan see yow mais professeur balaa ñuy sori dañuy bëggoon rek nga expliquer ñu un peu lan plastique lan lay def ci ni alam bi yan yàq-yàq lay créer ci ni alam. jërëjëf Paul jërëjëf ci invitation bi yàq-yàq plastique nag boo ko dee lim ci environnement ci alam munoo koo jeexal parce que ci nit ci boppam baaxul. waaw mais professeur lu ñu gis léegi mooy Sénégal voté na loi bi nekk vraiment en vigueur depuis le mois d'avril mais lu ñu gis mooy loi bi dafa mel ni 2 premiers mois yi rek la ko gars yi respecté fu mu toll nii malgré que am na ñi nga xamante ni dañu doon yëngatu ci wàllu plastique yàqal na ci lu bëri ay milliards perte nañ ko mais loi bi ba tey jurul lu mu waroon jur ndax nit ñi tey la ñu gën a mën a utiliser plastique yi comme si dara musul xew. jërëjëf Paul loi bi moom wax ci daf may xaw a jafe parce que boo ko seetee buñ ci waxtaan dafa am position yi ma ci amoon dama ne woon ne loi ñoom ñëpp a yem loi toutes les lois se valent mais Sénégal fii neexut ba neexut ñun bërit ñoo ko dàq waaye yegg moom mooy suñ jafe-jafe balaa ngay wax sax ci loi wu plastique bi nañ dellu tuuti ci cigarette bi man mii di wax ak yow dem naa commissariat fekk fa nit ñi di tux ci biir te ñooñu war a tere loolu loi boobu voté wuñ ko nga dem bon xëy na bu dee ay seen loi politique yi nga xam ne peut-être bon dañ ci am yeneen enjeu moom yooyu moom mën nañ koo jàllale même bu fekkee ne ñu jàpp nañ ne waragul a jàll wala ñuy werante ci seen biir mais loi bii nga xam ne dañ ko voté boobu ba léegi jàllul l'effectivité pose question boo demee foo dem nga fekk fa sachet plastique boutique yi ñu ngi koy jaay foofu nag damay am benn naqar boo xam ne surtout masawu ñi nga xam ne ñoom dañ cee jot a yàqule parce que am na ñoo xam ne
dañoo indi woon seen plastique ñu ne non duñ ko fi jaayee ñuy jooytu ñii perdre emploi ñii commencé yuuxu entreprise yi am problème man nag damay am surprise daf may bett lool am naqar nga nekk ci dëkk gis fi ku ma ndey am ndey ak ku ma amul ndey. ku ma amul ndey mooy ñi nga xam ne yàq nañ seen alal wala mënatuñoo importer wala mënatuñoo jaay wala seen entreprise ndax saay na ñi nekk ku ma am ndey nag mooy ñi nga xam ne ci situation bi nu mu demee nii am nañ ba léegi plastique bi ñuy nekk ci marché bi di ko jaay ndax dañ koy indi jéggaane indi ji ko bu dee loolu musiba la bu fekkee dañ ko dencoon lu ñu denc bëri na lu ñu waroon a yàq la mais bu toogee tey dinañ la naan waaw ak Covid beeg nangam ak nangam Covid bi nag xam nga moom Covid gi dafa saa boodo moom moo tax ba léegi lu xew dañuy naan ne Covid bi la mais explique justification boobu doyul il faut que ñoo xam ne dëkk bi dafa war di dox Covid bi mu ngi fi ñu koy xeex mbas bi dañ koy xel di xeex dëkk bi di dox ndax ñun ñii ñu ngi continuer di lekk ak naan di fajoo ko def leneen kon dëkk bi nu muy doxe dafa war a continuer loi bu ñu ko voté loi bu toll nii nga xam ne ñun ñi nga xam dañuy yëngatu ci wàllu alam dañu ne woon ne mais lii c'est une première boo xam ne yàlla na jëm kanam mais yàlla na jëm kanam lañ doon wax ñun ñëpp mais xamoon nañ ne tôt ou tard dinañ ci am naqar ak mbetteel bi dikk na te mbetteel boobu sax moom ñi jot gis ci vidéo bi loolu la ñuy wax parce que nee nañu dañu nekk ñaari groupement parce que dafa nekk ñi nga xamante ne ñoom wàllum jaay plastique rek moo leen taxoon jóg am na ñoo xamante ne ay industriel lañu yàlla def ñu nekk grand industriel mais si biir ñooñu am na ñoo xam ne sooxee nañu ba mujjee nañu tëj mais am na ñoo xamante ne tamit am nañu doole ba nga xam dañu mujjee nekk si leneen mais taxul le problème demeure la même ku si nekk ay milliards nga si perte mais ñu ne ñoom lu leen gën a métti mooy manque d'harmonisation bi parce que ba ñuy voté loi bi wala ba ñuy togg loi bi mënoon nañ leen woo jël seen avis boole si ba nga xamante ne ku nekk parce que nee nañu ñoom mënuñu nekk si état di yàqal état su xasee ba ne lii la mais boole leen ci ba xam ne ñii kat diw mi si lii lay yëngatu te lii baaxul nañ ko woo ne ko lii ak lii moo tax ñu koy tere su ko defee ñoom ñëpp ñu porté partager seen ay idée mu waroon na mun a jur leneen ñoom nee nañu côté boobu moo leen gën a metti non bu dee loolu moom wax nañ dëgg parce que boo fàttalikoo bi ñuy door a voté loi bi fii quand la loi bu ñu duggee en vigueur bu ñuy waxtaan maak yow dama ne woon ne bu dee noonu la demee kon ni mu demee baaxul waaye dafa naa ne la suite a donné raison ou vous a donné raison plutôt li mu gis moom mooy xëy na ñàkk a waxtaan moom moo tax ba bu ñu demee ba yegg benn moment ñu daal di am taxawlu te taxaw boobu ñu taxaw moom wax dëgg yàlla waru ci woon am ñu ci yàqule ñu ngi leen di masawu ñu doon leen masawu ñi nga xam ne aussi ñoo koy indi parce que ñun aussi suñu warugal ci biir loolu moom mooy gën a conscientiser parce que jàpp nañ ne ba léegi Sénégalais yi defe naa ne dañoo réere mbir ne alom bi ñun ñëpp a ko bokk te bu amee ñenn ñoo xam ne yàlla da leen may ñu gëstu ci ñun daanoo ci asamaan si fii lañ juddoo yaroo fi bu ñuy wax nit ñi war nañ cee mën a déglu jàpp naa ne aussi nguur gi war nañ cee mën a gën a yokk waxtaan parce que nit ñi ñëpp bokk ñu xam man jàpp naa ne nit ñi bu fekkoon ne ñun ñiy jënd aussi di dem ci marché bi di jënd bu fekkoon ne dañuy dem ak suñu jumtukaay yoo xam ne ku ñu jox mbuus ñu ne jëluma ko xëy na dina am lu mu wàññi ci loolu dellu rek aussi ñaax population bi ñaax jaaykat yi ñaax les industriels pour que bon même bu fekkee ne état bi dafa xaw a yolomal ay loxom ñoom ñu xam ne lii nii buñ ko réussir ñun du pour ñun pour suñu wërgu yaram ak buñ lépp du pour ñun kese waaye pour suñuy doom ak suñuy sët ak suñu sëtaat ñi nga xam ne ñoom ñooy ñëw après ñun la loolu moo tax daal luñ def pour loo xam ne day jëmal daal di yokk kaaraange alam bi day daal di yokk kaaraange doomu aadama ci suuf. effectivement li nga wax mooy dëgg parce que nee nañu tey si àdduna ñun liggéeyal luñu suñu bopp suñu sëtaat yi la ñuy liggéeyal il faut ñu am lu ñu leen fi bàyyil donc loolu ma bëggoon nag balaa ñuy conclure nga wax ñu sa xalaat si état bi fu mu toll nii ban taxawaay la war a mun a taxawaat ba nga xamante ne loi parce que loi bi dafa nekk lu am solo du loo xamante ne am na njëkki ñàkk si ñëpp la baax parce que loo xamante ne day aar géej gi di aar suuf si di aar jaww ji yëpp kooku am na njëriñ banu taxawaay la ñu war a taxaw ba nga xamante ne loi bi vraiment
fiñ ko bëgg yóbbu dina fa toll. xam nga boo ko seetee état nu ñu mën a ci wàllu environnement lu ñuy def ay instruments d'intervention la maanaam ay jumtukaay yu ñuy def pour intervenir lii benn jumtukaay ci ay jumtukaay yu bëri yi nga xam ne état bi mën na koo jëfandikoo la am na instrument économique li instrument réglementaire la état moom moo koy teg ni ku def lii ñu teg la daan yi nangam ak nangam dafa nekk instrument boo xam ne nag doyul moom kese doyul ndax day yokk càcc gi maanaam fraude bi bu fekkee ne yow buñ la jàppee da ngay fexe ba nga xam ne duñ la jàpp wala nga fexe ni ngay négocier ak neneen am na aussi des instruments économiques yu ñu mën a def nañu jéem aussi xalaat ci loolu ba nga xam ne dañuy boole ñaar yi parce que nag boobu ba léegi ñu ngi koy wax Sénégal muy masque yu ñuy sol muy nangam ak nangam man jàpp naa ne boo gisee ba États-Unis ñu gën a avancé ci domaine boobu moom mooy yatu poche il faut que ñu jàng ko nit def dara amul masla amul leneen li nga def 3000 la wala 5000 la nga fay ko ku ci jënd wala nga yor ko génn ci biti ñu teg la daan boo toll noonu bu dee même 1000 francs sénégalais bu dafa fonk xaalisam ñu boole ko ak instrument réglementaire bi nga xam ne moom mooy xel di régler ci porte d'entrée bi moom mooy fi nga xam ne fa lay jógee ndax ñun nag wax dëgg yàlla ba mbés ndike ni nee nañ procuré guñu pétrole parce que ñemetuma wax loolu nee nañ procuré guñu pétrole en tout cas buñ ko produire aussi wax dëgg yàlla defa guñ ko ba nga xam ne mën nañ cee génne ay mbuus dañu xëy na jégaane ji loolu kon frontières yi mu mën a jaar nit ñi xam nañ ko te ñu ngi koy sécuriser foofu état bi mën na faa intervenir facilement maintenant bu fekkee ci biir nit ñi la ci li ñuy dundee ak nangam ak nangam buñ fi tegee ab instrument économique bu mel ni ab taxe wala koo xam ne boo xam ne day tax ba nga xam ne yow mbuus bi day gën a cher bu boobaa mbuus bi bu gënee cher ba gën a cher sac en papier bi wala en cartonné bi da ngay préférer jënd boobu nga xam ne moo gën a cher man daal jàpp naa ne bu ñu tegee yooyu boole ci nag wax parce que nag wax dëgg yàlla loi dañu naan ne nul n'est censé ignorer la loi comme sama mbokk waa juriste yi nañ koy wax mais bu fekkee dañoo nekk ci dëkk boo xam ne wax dëgg yàlla la majeure partie de la population même si elle n'ignore pas tout elle refuse de comprendre certaines choses bon il faut que nga continuer di waxtaan ak ñoom parce que fii ay doomu aadama ñun ñoo bokk dëkk bi donc il faut ku nekk ci pàcc bi nga xam ne fa la yàlla jagleel nga continuer aussi di jouer ce rôle parce que dëkk bi ñun ñoo ko bokk duñ toxu fenn bu dëkk bi doon toj tey aussi feneen fu ñu dem dëkk jàmbur la ñuy dem waaye du doon suñu dëkk daal jàpp naa ne la communication waxtaan bi war naa gën a mën a wéy ñu dem waxtaan bi nag ñu yóbbu ko fu ne waxtaan ñu yóbbu ko fi problème waxtaan la ñu am Sénégal dafa mel ni amul ñoo xam ne fii ñun am nañ fi xam collègue yoo xam ne loolu rek mooy seen métier programme waxtaan boo demee ba kër ñoom professeur Cheikh Niang nga xam ne ci Covid bi lu ne def na ko ci mais ñooñu buñ leen woowoon ci lu mel ni comportement ci boppam dañ lay commencer ci cosaan fa mu juddoo ba fa nit ki nekk fu mu ne nii lu tax muy jëfee noonu ak nan lañu mën a def ba nga xam ne moom ci boppam di nga toucher orgueilam honneur am pour mu mën a def loolu man daal wax naan yaakaar naa daal man dañ ñëw gën a waxtaan ba pare nag teg des instruments économiques man damaa gëm les instruments réglementaires boo ko tegee nga boole ko instrument économique boo combiné ñaar ñi boole ko nag ak lu ñu tàmm maslaa waxtaan ñett yooyu buñ ko boole man yaakaar naa ne muy loi bi muy beneen loi fu ñu mën a jublu mën nañu am quand même espérer am solution boo xam ne dina wér suñu njort. waaw mais professeur ñu ngi lay jaajëfal. merci recommandation yi am na solo te yaakaar naa ne ñu ñuy déglu di leen si bàyyi xel surtout les autorités étatiques. mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox rendez-vous dans 15 jours si beneen émission si sàmm suñu alam mais tamit ñu ngi leen di bëgg a wax tuuti que émission bi def nañ ko defaat ko mais suñu problème bu ñuy jàkkoontool tuuti mooy loi bi dafa nit loi boo xamante ne diñ ko voté diñ ko togg au niveau du ministère de l'environnement ñoom noo ko togg entre eux donc dafay neex su fekkee nit yi diñ si bëgg am ay leeral suñ leen woowee ñu ñëw toog waxtaan seex ñun parce que il faut ñu xam ne dëkk bi ñun ñëpp benn lañu ministère yi diñ ko fi teg pour ñuy waxtaan ak population bi donc je trouve vraiment anormal à chaque fois su fekkee dañ leen di solliciter pour yenn affaires yi duñu trouver réponse ñu ngi koy ñaawlu bu baax ñu leen jox rendez-vous nag dans 15 jours incha allah